maa ngi jéggalu bu baax maa ngi jéggalu parce que xam naa ne xaar bi yàgg na lool. may la ñu waay. avant may nuyoo sax damay jéggalu d'abord maa ngi leen di jéggalu bu baax mon ami et frère Pape Mayel Diop li nga ma defal tey yéene rek moo ko mën a justifier bu doon ne da nga ko bëgg a def te yéene lalu ko boo toogee 1h30 gisoo ma bu ma ñëwee ñetti nit laa fi fekk. dëgg la bon nag loolu rek marque la boo xamante ne gëm naa ne yow doone ma maa ngi lay jàppale ci suuf ba pare ci kaw nga def leneen parce que tey wan nga ma yéene dëgg la parce que xaar nga plus de 3 heures de temps bon nag maa ngi jéggalu ci loolu xam naa ne sax ma lay jéggalu doo ko bëgg mais am na loo xamante ne bu fekkente ne defuloo ko rek mën naa am ne dafa mel ni yar fanaanul ci yow. maa ngi lay remercier aussi di nuyu suñu sœur Marianne di ko nuyu bu baax parce que xam naa bu baax lan mooy kër ak lan mooy mag te xam naa ne aussi yow fi nga wéeru fu dëgër la mooy wéeru ci kilifteef goo nangu bon maa ngi koy remercier di nuyu suñu jaraafu bopp jaraaf Adama maa ngi lay nuyu bu baax di wax ne ñoo bokk làkkoon fàkkoon ñàkkoon maa ngi lay remercier bu baax di kontaan ci sa taxawaay di nuyu koo xamante ne icône la pour ñun icône la pour ñun ñi xamante ne dañoo xam ci diggante Fass ak Yoff ci diggante Dakar ak Yoff ci diggante 12 penc ak Yoff lan moo fa am Abbas maa ngi lay nuyu di la remercier parce que nag dëkk bi yaatu na mais xam nañ ci dëkk bi kan mooy kan te yow nga nekk ak Pape Mayel Diop loolu du hasard parce que yéen ñaar da ngeen bokk pas-pas bokk jikko bokk nu ngeen taxawee bon nag Abbas maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu avec beaucoup de respect Alioune Badara Diouf l'honorable maa ngi lay nuyu yow si ñaari délégation nga bokk munoon nga ma fekk fu la ñu ànd ñëw fi munoon nga toog fi te li nga def ma fekk la fi loolu day wane ne rek l'ami de ton ami est ton ami yow li ma bokk ak yow loolu nga bokk ak Pape Mayel da koy rafetal bu baax maa ngi lay encourager di la réitérer sama amitié di nuyu bu baax Aram Gueye maa ngi koy nuyu am na loo xamante ne boo ko gisee rek dëgg moo ko lal bu fekkente ne Aram dafa nekk ci penc mi mu ne ci penc mi nag yaakaar naa ne message la dafa nekk ci penc mi taxaw fa taxawaay boo xamante ne ñépp ko rafetlu ma ñëw constater relation bi nga am ak moom Pape Mayel loolu dafay wane effectivement que yow mi lii ci Dakar contrôlé nga ko bu baax a baax a baax parce que Aram nekk na koo xamante ne kenn la aussi ci Ndakaaru donc Pape maa ngi lay remercier di nuyu ma sœur Awa Gueye Diagne que je salue avec beaucoup de respect Mame Fall maa ngi lay nuyu bu baax parce que am na loo xamante ne suñu njaboot la mooy suñu parti Alliance pour la République nga taxawu fi taxawaay bu rafet maa ngi lay nuyu aussi bu baax a baax a baax dégg naa que soxna Mame Mbaye Niang mi ngi ci tawaay bi loolu laa dégg ma koy saluer bu baax a baax a baax parce que dompot sax sot la bokk te man nga sore mais di jàppale ki nekk xam naa man naka la ma jàppale fii ci Dakar fii ci Yoff bon soxna si maa ngi lay nuyu bu baax di la remercier di nuyu madame Guissé ngeen jottalil ma aussi Mame Mbaye samay remerciement bu baax a baax a baax bu ngeen ko waxee loolu ne ko saawaay naa ne jàppale ko dana xam nan la ma jàppale may nuyu aussi bu baax a baax suñu
sœur koo xamante ne démb la woon Aïda maa ngi lay nuyu démb la woon parce que yow fii si commune bi dafa am lu bëree bëri loo fi teg donc bu ma la fekkee nga teew fi Pape Mayel woote nga njëkk fi mais aussi nga def témoignage bu rafet bi nga def yaakaar naa ne dama naan alhamdulilah surtout nga rappeler ba le président di woo naan leen Pape Mayel mi ngi foofu àndale nag moom bon nag loolu dafa wane sa engagement maa ngi lay nuyu mais si sa wax jàpp naa si les anciennes basketteuses maak Pape Mayel bëgg nañ leen rencontrer waxtaan ak yéen inchallah parce que am na loo xamante ne moom dana ko def si borom am na loo xamante ne danaa jaar sama bor def ko mais fii si Dakar bés ni ki tey am na loo xam ne dañuy ànd ak moom def inchallah bon Pape mission yu mel noonu nañ jël suñu tànk maak yow dox ko bu baax inchallah parce que nag dëkk bi ñu nekk coow li mooy bëri rek mais xam nañ kan mooy kan te maak yow bu ñu àndee xajuñ si karogaay bon nag may saluer le grand champion koo xamante ne ñoo bokk ndëngaañ maag moom kat yi maa ngi lay nuyu bu baax parce que bu ma ne Aline Ndiaye Thiom nga xam kan laa wax bu ma ne Santa Ñing nga xam kan laa wax bu ma ne Malick Niang nga xam kan laay wax bu ma ne Demba Thiaw Diène nga xam kan laay wax ñooy samay maam bon nag yow bu ma la fekkee fii il faut mu nuyu la au passage Forza ñi ngi rafetlu sa wax yaakaar naa ne lépp loo xamante ne da nga si dugg Pape mi ngi si te lépp lu Pape dugg désormais maa ngi si gannaaw bon Pape nañu jàppale bu baax Forza si combat bi ñëw incha allah sama participation dana si dugg parce que loolu mooy sama cër may saluer les étudiants yi ànd ak ñi ànd ak Pape ma leen di saluer bu baax parce que man dama gëm ne dans ce pays là boo si génnee la conscience estudiantine dara desu bon nag les étudiants dénk naa leen une bonne partie de notre combat maak Pape dénk naa leen aussi le combat dans les réseaux sociaux parce que suñu gars yi dañuy bàyyi terrain bi foog ne mbir mi si jaww ji lañ nekk donc yéen fekk leen si réseaux sociaux yi ñu nekk ñoom ngeen ne leen gars yi réseaux sociaux yi ñoo leen fi man wàcc leen fekk gars yi si suuf Abdoulaye Diouf Sarr foofu la mëne bon yéen dénk naa leen réseaux sociaux bon nos amis de la COJER gis naa leen para gis naa leen bu baax kontaan naa seen taxawaay ku lim juum mais yéen ñëpp yéen ngi sama xol may wax ne li ñu fi indi nag Pape wax na ko dama ñëw rek pour seet si Pape fii si këram pour ne ko li ma président dénk yow Pape Mayel jël naa ko dénkaat la ko parce que dafa am solo lool jël naa ko dénkaat la ko dénk ka nga wóolu jël naa li ma président dénk joxaat la ko parce que xam naa la parce que yàgg nañ parce que pratiqué naa la gëm naa ne loo ñàkk rek sa xol bu rafet peut-être mën na si biir parce que doo nit boo xamante ne da ngay tënk xam lu soxla jàmbur li may wax nag dama koy wax de manière tellement j'allais dire sereine dafa nekk loo xamante ne ñi may seetaan parce que nous sommes maintenant dans un monde du direct et du réel y a le live mais kenn si Sénégal du wax ne Diouf Sarr day li muy wax actuellement si Pape Mayel amul parce que waa Sénégal xame nañ la loolu boo nag jël naa li ma président dénk joxal la ko lépp loo si man yow yàgg say xarit ñoom Abbas et autres taxaw si pour que au soir du 23 janvier 2022 ñu mën a jël Ndakaaru delloo ko président de la République pour que Ndakaaru mel na mu meloon parce que wax dëgg yàlla gars yi dañ ko yàq quoi
dañoo yàq Dakar mais il est temps que Dakar nekk la véritable ville capitale du Sénégal te loolu mën nañ ko incha allah maa ngi yow ñoo koy ànd si xeex bi pour jël ko buñ ko àndee si xeex bi ba ñu jël ko ba pare ñoo koy ànd si yorin bi parce que loolu moo am solo maa ngi yow nag danaa def te gëm naa ne loolu moo nekk si yow loolu moo nekk si man lan moo nekk si ñun ñaar yaakaar naa ne Sénégal kenn du yëkk loxo ne ñaar ñi waruñu ànd wala ñaar ñi gëmuñu dara wala ñaar ñi et cetera maag moom am nañu valeur yu ñu partagé bon nag danañ def maag moom wet gore wetulo ko gore inchallah Pape dimanche dama am benn meeting à Yoff may wax ne jël naa meeting bi tuddale ko yow yaa la seul parrain bi wax naa fii donc Abbas bi ma dalee politique ba léegi sama gaa yaa ngi nii mosuma meeting Yoff wutal ko guma ko tudde man maay meeting Yoff porté ko ñëw wax ak waa Yoff mais cette fois maa ngi yëgal Dakar yëgal Sénégal ne meeting bi ma woote dimanche waa Yoff war ma fekki ma wax ak ñoom tudd naa ko sama rak sama doomu ndey doo xamante ne kenn si daan Papa Diop maa la fay xaar boo ñëwee di sam kàddu wax ak waa Yoff may nag terminé si loo xamante ne daf ma soxal lool ak déglu Pape ma terminé si lu ma soxal lool parce que dimanche incha allah daa la xaar Yoff boo ñëwee naa la jox kàddu bu ma jëlee kàddu naa wax Yoff yaay kan ak ban mission laa la jox si liggéey bi ma président dénk may demander à toutes les populations de Dakar ñu ràññee dafa baax may demander à toutes les populations de Dakar ñu dal dafa baax ñu demander à toutes les populations de Dakar ñu gëm ne suñu dëkk bi weesu nañ léegi fu ñu koy joxe ñu koy fowe nañ ko jox ñu ko mën a yor ñoo xamante ne am nañ xolu yor ko may demander aux populations de Dakar que ñu jox dëkk bi ñoo xamante ne duñ indi fitna si dëkk bi am na ñoo xamante ne lenn lañ man bu leen déggee ba ñu juddoo ba léegi fitna rek la leen dégg bon nag nañu taxaw jël Dakar jox ko ñoo xamante ne danañ ko yor si dal pour servir effectivement les Dakar waa loolu message bu am solo moo bëggoon joxe la bon Pape maa ngi lay remercier bu baax a baax tey à partir d'aujourd'hui gëm naa ne amelatoo ma dara man maa la amel danaa jéem effectivement chaque fois di la fay li xamante ne lebal nga ma ko tey bon nag maa ngi lay jox rendez-vous dimanche incha allah à Yoff parce que jël naa meeting boobu tudde la ko parce que xam naa ne yow mérité nga effectivement à ce que mu wéeru si yow gëm naa ne mu wéeru si yow doomu mbas mukk maa ngi lay remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah rahmaani rahim barke xaadimu rasulillahi monsieur le ministre dañuy wax lu àndaaru wax kopp jëf fay na ko man duma wax te alxaq dëgg dafa am solo bi may def émission RTS 2012 la yaakaar naa ci 2013 mani nangu naa topp ci gannaaw ministre Abdoulaye Diouf Sarr boo demee archive RTS fekk ko fa man nag du ma maslaa du ma ne weex ba mu yàgg man xonk na effectivement ba may wax ne nangu naa la jàppale kenn déyu ma kenn santuma ko parce que nag am na lu ñu wax ni mën naa ko ci aéroport mais monsieur le ministre da nga nekkoon sa ministre jàppale ma bu la neexoon nag nga andi coono goo xam ni liggéey bu du ci am bon jàppale nga ma ñi fi nekk nag li tax ma bëgg sa xel dal borom Dakar ngay dëgg jëf ma ko may parce que mosuma xalaat sama bopp président laa doon xalaat mu amee ndam Dakar moo tax man la am na ñoo xam ne nekk nañu Yoff meroon man leen ñaar di am na ku may bañ danga may bàyyi Moussa Diouf Sarr ku may jàpp ma Diouf Sarr ku may bàyyi te ñoo ñëpp dama ne la dinaa takk ci benn buum ñu la fukk yi nga gis yëpp noonu ñoo fa tax waaye léegi ñu ngi solo nit booy ànd ak moom doo ko wutal noonu day am nooy def waaye dafa am loo xam ne yaa ma ko may moo tax bu ma toogee ni Amadou Kati Diop mosul voté
pour le parti au pouvoir ñëpp xam nañu PDS la bokkoon di xeex mais tey am na ci loo xam dina ko def ànd ak Messi ndax 40 ans du ñaar bon li Abbas Ndoye wax ci nekk ñi may àndal sama ay xarit nañu ñi may àndal ñoo xam ne da jox ma ci kenn 1000 ba 2000 bu la neexoon ngeen ma samedi fesal ma grand théâtre boo ko soxlaa ma dafa samedi waaye li ma bëgg nag nga xam ko tey wolof nee na ku la matul naw la mataloo noonu ñii wax naan daan soxla Dakar doo ñoom du nu yow bu leen tontu bu wax ca ñoom te bu soobee yàlla bu nu yeggee ca làmb ja ba ñu ne yaa yow na naan maire de Dakar waaw dinañu jaral nag lu ne ci loo foog ak loo foogul parce que nag am na loo xam ni duñ ko nangu ndax bis bu ne nga dégg ñu tàgge waaye déggoo ku sant jaar suñu tàgge répété ko waxaat ko. déglu leen dañu wax maire Dakar ndax Diouf Sarr lébu gi mën la bis bu ne nga dégg ñu tàgge waaye dégg goo ku sant jaar suñu tàgge bon nag am na loo xam ni ñun ñoo ko dul nangu yow boo toogoon sax ni bàyyi naa dinañu fexe yow bis bu ne parce que maire bi yaa ko war a jël te ma am nag lu ma bëgg ngeen bàyyi ci xel ma ne yamuma ci maire Dakar pour le ministre Diouf Sarr dafa am ay législative li naan dóor dóoraat c'est-à-dire que bu gañee maire Dakar dafa am consolidation des acquis xam ni le ministre day gañewaat législative ni président man di laal ma te lu mu la jaral nañu ko xam nga dana tudd Cheikh Mame Mbaye Niang am na koo xam ni jabaru Ali Gaye naa ko parti socialiste yëpp xamoon man maa tax mu jàpp président Mame Mbaye Niang soxnaam dama ne la sànq Sacré-Cœur am na ci loo xam ne ña ngi koy liggéey te duñ ko wax am loo xam ne ñu ngi koy liggéey Liberté te duñ ko wax parce que ndam nañu bëgg ndam gu lew sedd la ma Mame Mbaye Niang mënal te bokk opposition man maa tax ba contre tout tubaab président loolu nag jëfa koy maye du wax li may wax nag ni man ay nawle lay àndal ñi ma nekkal gënuma leen parce que ko xam ne xamoo ndax di nga yeewu ba doo yeewu joxo nit ñi cër Abbas li may reproche toujours ni ma da nga nekk taal ba mëpp parce que damay bàyyi xel bu ma tegee ci kaw jalu suuf monsieur le ministre lu ma la wax dëgg la ci man bu ma ne dama la jàppale am na loo xam ne boo ni ma jàppale du dama naan la baax na dégg naa ko mais yow lu ma la wax te bu nu doxee di nga xam ne am na wér waay baa ma wér waay dal la sa xel bu baax Abbas wax na ko sànq may sant itamit sama mag Mariane Diop ndax li fi soxna si jógee ba léegi moo tax wéetuma li fi nekk yëpp moo wut ay chaise moo jënd ay ndox moo di fi nekk bon damay sant yàlla ci ngay dugg dara sama dugg li ci nekk nag mooy man dinaa def appel ni képp kuy sama mbokk taal bi mu ci Dakar nee naa la lu ngeen ma defal ko Diouf Sarr ñëw ko def fi ma ko war a waxee dinaa ko wax fu ma ko def naa ko def te Forza bu sow yàlla dina ko may ndam bu amee ndam caravane ga muy def Medina ak yëpp lépp laay jël teg sa loxo Fass waxi noppi parce que dama wax ni la Abbas mii xamu fu muy voté ci commune waaye xam naa ni bu dee 300 personnes yi mu yor dinañ voté ba bu ne yaa Fass Colobane nga tàkk nga gañe Adama Mbengue mi dañ ci waxtaan ci lu yàgg man ko bu la ministre Abdoulaye Diouf Sarr gañewul gàccale ci gàcc ci man xam naa amul mën la defal loo mën ak loo mënul ñun nag la ñuy wax da di dëgg ci ñun ndax kuy wax ëllëg damay bañ ku naan da lay faar engagement yi ma jël ci yow moo su ma ko jël ci responsable au niveau de Dakar te ci mboolooy laay waxee daa bëgg monsieur le ministre nga dal sa xel ñu ànd te yàlla tax nañu ànd te yàlla tax ndax nit ñi bàyyi ñu wert bésam du ma la jéem a nax mukk xalaatuma ko ndax am na loo xam ni Abbas sama nawle la mais li ma bëgg boo fi jógee waxuma sax nga dem tëdd mais dama bëgg nga dalal sa xel ndax tey woo ma waa Grand Dakar woo ma waa ñaata am na sa benn mag docteur Alioune Sarr dafa ma bu ministre ñëwee wax ko ni ko joxaat naa la beneen ndigal ban am naa ñaari ndigal président ak ndigal docteur Alioune Sarr ñu jàppale bon nag damay gàttal rek di sant ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ni mënuñu waaye dinañu ñaan suñu borom mu may la ndam bu lew te lewet suñu borom ci barke Sëñ Fallu fal la ful la faale suñu borom fal la ful la faale suñu borom fal la ful la faale te incha allah yàlla da ko def allahumma salli ala sayyidina Muhammad na yàggu jéggi dayo mais li tax ñu mun ko muñ loolu lu am solo la
ci nit kuy def politique rawatina ci Pape Mayel mooy Pape Mayel amul ay militant ay nit ñu mu àndal depuis fanweeri at la am ba lu mu woote ci Ndakaaru ñëpp jóg parce que lii ñu def nii du jataay pour Diouf Sarr jaar seet si Pape Mayel la waroon na bañ a mën a day nii mais Pape Mayel moo bindoo nii waajuñu ko yëgalewuñu ko mais ku ko yëg rek wax nga ko sa morom kon képp koo xam ne teew nga fii depuis 16 heures ba léegi ñi ngi lay jéggalu ci toogaay bi mais dafay wane rek affinité bi nga xam ne dafa am solo ci nit buy politique mooy ànd ak ñoo xam ne muy taw muy naaj yow la ñu àndal loolu la Pape Mayel am kon balaa ñuy tàmbali li Jo wax dafa dal xel 2012 exactement fii Diouf Sarr toog le président de la République toogoon boobu wéet na ci Ndakaaru amu fi dara Pape Mayel jóg ne dafay dugg ci politique bi mu ne dafay dugg ci politique mu ànd ci képp ku mu am di ay xaritam tàmbalee ci ñun ñii nga xam ne mosuñu def politique bi ñu dajee ak président Macky Sall ñetti fan lañ ci teg la ñu waxtaan ak moom ci këram doy ko ñun ñi demoon seeti ko doy ko mu ñëw fekk suñu fii ne Pape Mayel kañ laay ñëw sa kër Pape Mayel ne ko ñëwal suba bu la neexee keroog bi muy génn fii mënul génn nii la saal bi mel kon loolu dal na xel fa mu jaaroon yàlla na fa jaaraat donc kër gii Pape Mayel nekk suñu waajur bu tudd Fambaye Fall Diop moo ko meññ ndëg moom fii mu jóge fi yàggul kon balaa ñuy tàmbale ci waxtaan bi ñu fi toog ñëpp kenn xamul làmmiñ bi am barke ku ci nekk def fukki xul walaaw ak benn ñu ne ko yéene ko suñu yaay Fambaye Fall fa mu tëdd di àjjanaam ñun ñi fi bàyyi yàlla yiir ñu sàmm ñu bisimilah. li nga xam ne yëpp ñoo mag Pape Mayel muy Fat Diop ak Aïda nit nag suy def dara nga gestu seen kook ay am di jàmm rek war nga ko ragal mais boo tourné seen ay mbokkam rawatina ay kilifaam loolu dafay dal xel kon daf lay wan ne ñamu àndal la leen boole dëgg la parce que ci ay mbokkam la tàmbalee kon ñi ngi tàmbalee nuyoo bi ci Adja Mariane bi nga xam ne mooy magu jataay bi su loolu weesoo ñi ngi nuyu jaraaf Adama Meng muy mbokku Ndakaaru di kóllëre Pape Mayel di léppam ñu ànd bu yàgg te rafet yàlla dogal mu am nomba tànk ci lébu gi am mbooloo ci Gueule Tapée gi mu dëkk mais lëngoom ak Pape Mayel di lu sincère lu dara mënta dindi moo fi jiitu di kilifa onkul waxul fi mu toog la toog ba bëgg a egsi def na fi 3 heures ak 4 heures de temps kon loolu lu dëggu la ci digganteem ak Pape Mayel bi mu ñëw fekk si la ci këram kon jaraaf Adama ñi ngi lay gërëm bu baax a baax di la présenté Amadou Kati Diop muy champion bu mag di kóllëre Pape Mayel di mbokk di lébu waaw moom ak Pape Mayel seen ànd yàgg na muy lébu bokk ci penc yi teraanga Pape Mayel kenn du ko lim ndax soo koy lim da ngay juum te doo ko eggale Amadou Kati mii Pape Mayel yóbbu na ko mag kon li leen boole lu fort la di nuyu tonton Mbaye Cissé moom tamit di kilifa si ñun jataay bi ak li muy xat-xat yëpp mi ngi toog di la présenter aussi Ami Sissoko di la présenter Djibi Diop mii nga xam ne famille Weseng Faye la Weseng Faye ku wax Ndakaaru wax ko waa kër famille Weseng Faye ngi nii toog di la présenter Fat Thiandoum di la présenter suñu sœur Aram Gueye bu Médina Aram Gueye bii nag di suñu jigéen yàlla bu baax a baax julliwaat ci yonentem bu tedd bi du sant sunuy waajur di sant Pape Mayel Diop sant bu amul àpp du nuyu sunu ministre sunu mbokku lébu sunu dëkkandoo di la wax monsieur le ministre ñaari baat ci jëmm ji toog ñu koy wax Mayel suma juumul mooy prince fii avant ma takk ndombal tànk fii laa daan toog di añandoog moom damay am kersa sax day dagg di ma tegal ci jamono jooju laa ne ko jàppal ni bés ni ki tey képp ku yëkkati loxo jëm ci yow mu wàcc ku yëkkati tànk jëm ci yow mu wàcc ma ànd ceeg moom te bëgg ci bii ba ngay joxe say teraanga fàtte maguy Soumbédioune ba mu paasee nga ma woone ma da nga fàtte
Pape Mayel moo indi fukki xar ak ñaar commencé ka ci chef de penc bi bu ko joxee du wax turam danaan turu président laa ko joxee ngir waa Soumbédioune kon boo fi nekkulee moom moo ngi koy defal pencam Soumbédioune kon ñun ñii amuñu fayam te man mii di wax ak yow dafa nekk sama xarit ndax sama tante ba mu jénnee àdduna lépp lu nekk ci dëj bi daf ma ne demal toog fële lépp moo ko def kon ànd nawle lañu ànd mu doon ku baax ku yiw ku am kàddu lépp lu mu la mës a wax def ko di la seedeel ñaari xaritam yi ànduñu ak moom di ko tàpp muy sëñ Jo mi toog ak sunu xarit Abbas yëpp yére bu ma mës a sol moom moo ko ñaw indil ma ko may ma ko gratuite te boobu aw ma sax nombal tànk kon fépp fuñ ma fekk nu ma xat-xat su ma woowee damay ñëw di la wax ni ñëwoon nga Soumbédioune te ba nga ñëwee dégg nga lu ñu seede foofu seede waale ko ci Pape Mayel di la wax sunuy seede démb yooyu mooy sunuy seede tey ñun duñu ànd raayante tàkk li koo jëwante suñu xësee ba jox la kàddu xanaa sa bos deñ rek mais sunu bos du deñ di la nuyaat di la santaat di la sagalaat bu baax du nuyu képp koo xamante ni mbokk nga